ayca asalaamaaleykum mbokku internet yi nga xamante ne yéen a safoo Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam di leen jaajëfal bu baax a baax nee naa la saa su ne dañuy fël ak yéen fu nekk saa su ne Sénégal 7 dafay bëgg di génne fem yi nga xamante ne doo leen ko gis fenn tey nag ñu indi leen émission bu bees tàkk muy lan muy ndogu chee di li nga xamante ne macha allah Sénégal 7 jël leen tegal leen ko ci kaw table bi tey nag ñu ñëw ndogu chee boo ko dégg nga xam ni tout wuy na boromam tey ñu ñëw fi nga xamante ne mooy Ouest Foire fekk fi ndaanaan te nee naa la ndaanaan du sant la ndaanaan lan lay sant tey nag kan la ñu seesi wan naa la toog ak moom nara waxtaan ak moom nekk ak moom ak ndogu li muy Fallou Dieng nee naa la ndaanaan bu mag la te ndaanaan du sant la xam na lay def damay ànd ak sama caméraman ñu daal di tepp nank yéeg daal di xool Fallou tey naka lay accueillir waa Sénégal 7 rawatina seen biir émission ndogu chee ay ca topp ma ayca boo leen ko waajoon xaw ma nu muy nduroo ba tey ñoo ngi fii nga xamante ne mooy kër Fallou Dieng ànd feeg waa Sénégal 7 ci émission bi nga xamante ne mooy ndogu chee di émission bu bees tàkk fu mu nekk ni nee naa leen gars yi waajal leen ñoo ngi ñëw ci seen kaw te dinañ dal seen kaw ayca mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon noonu la demee tey nag ñoo ngi fii toog ak ki nga xamante ni ndaanaan la kenn du ko présenté ci àdduna kenn du ko présenté fii ci Sénégal muy suñu tonton di suñu papa di suñu lépp di Fallou Dieng mi nga xamante ne tey waa Sénégal 7 moom la ñuy ñëw defal premier numéro seen émission bi nga xamante ne mooy ndogu chee daat koy seesi Cheikh la Cheikh nga ah waaw yaa ngi kii bàyyi ko mu seet léegi laa ko garasoo léegi yow na yow defal nga ma boobu te kii moom gën a set ah salaay du ngeen jëlee ngeen defar affaire waaye sa waay kon dem nga waaw ni gars yi gis ngeen ni ñu ndogoo tuwaa fa kàlla macha allah waxtaan bi neex na gis ngeen ni tamit sénégalais xam nga ne heure ndogu bu jotee rek gars yi fu nekk la ñuy sàllandikoo tey nag ñu ñëw ba ci biir kër gi fekk nañ ko mu toog ak ay doomu ndeyam ay xaritam famille ma ngi fii ay coloré ma ngi fii waaye laataa loolu damay daal di jox sama papa mu daal di nuyoo ñi nga xamante ne ñoo jàkkaaroo ak ñoom fii nga xamante ne mooy Sénégal 7 papa nuyu nañ la. mais fay naa la Linguère. waaw yaa ngi ci jàmm bu baax. maa ngi ci jàmm bu baax a baax maa ngi leen di nuyu bu baax. di nuyu téléspectateur Sénégal 7 yëpp. et puis di leen baalu àq ci weeru koor bu sell wi nga xam ni mooy weeru yu ngëneel comme ni ñuy wax naan weeru promotion la ci def lu baax lu waaye def lu baax doyul et maa ngi leen ci ndokkeel di ndokkeel sénégalais yëpp di ndokkeel jullit yëpp ci weeru sell wi voilà. ayca moo ngoog nuyoo baa ngoog waaye papa tey Sénégal 7 waajal benn émission bu bees tàkk ci weeru koor gi premier numéro bi tey ñu ñëw tourné ko ak yow lan nga yëg. ah li ma yëg mooy mbégte ak contacté rek parce que weer wi dafa nekk weer woo xam ni weeru mbégte la ci jullit yi rawatina nag ngeen démarré seen émission ci man mii di Fallou di turandoo sëñ Fallou bi du ma def lu ñaanal leen ci yàlla na ci yeneen yi ci topp yëpp dàq te it ñu wooree ko ci bisimilahi rahmaani rahim eggale weer wi ci alhamdulilahi rabbil alamin. papa dafa mel ni sànq bañ toogee fii di ndogu papa est-ce que ragaloo weeru koor gi. non ah man weeru koor man bi ma amee 8 ans. gis nañ fi benn ambiance tuuti yaa ak sa benn copain quoi. am na lu fi jot a kii quoi. loolu est-ce que du tension koor gi la wala nu mu demee nii wala nu mu doog koor gi nu mu doog a commencé la wala. non kooku même en dehors de weeru koor noonu la ñu mel maag moom. dañuy xeex rek dañuy xeex dañuy werante rek.
parce que dafa lakkale quoi. c'est-à-dire nit la boo xam ne bàyyiwul kenn Mahfouz bàyyiwul kenn quoi. ay ca mbongook gis nañ li nga xamante ne mooy ambiance bi nga xamante ne xew na fii ci kër ki nga xamante ni mooy Fallou Dieng kenn dootu ko laajteeti ci Sénégal. man la Zeka donc de la Sen TV. nañ la bu baax a baax. maa ngi leen di fay di wax ne c'est un plaisir donc de vous avoir ici et di nuyu ñëpp seen mbokk téléspectateurs yëpp di leen wax Ramadan Moubarak. merci beaucoup tey nag ñu daal di ñëw fekk la fii ci biir kër Fallou Dieng mënoon nañoo dañoo bëggoon a xam seen relation yéen ñaar. Bon suñu relation c'est relation entre père et fils mag ak rak donc voilà donc boo xamante ne judd na il y a quelques années mooy bi ma nekkee Gambie mu ñëwoon fa donc bi mu génnee album Maana daal def version Yaya Jammeh donc bi mu ko indee donc fekk ma nekkoon di animé foofu ci benn rajo yàlla def ne promotion son bi yëpp ci man la jaaroon ba ni mu ñëwee Gambie ñu def tournée foofu Banjul après dem Kanila et tout ça bon après ça on s'était un peu perdu de vue quand même mais quand je suis rentré à Dakar bi ma ñibbisee Sénégal en 2016 2015 plutôt pour moi donc quand j'ai repris ici mes activités à Dakar donc on s'est retrouvés donc à la radio Top FM ñu def émission donc depuis lors quand même ñu garder cette très bonne relation parce que quoi que l'on dise ñun animateur lañu c'est vrai que artistes yi ñëpp suñuy xarit lañu mais tamit ñi la yàlla di booleen moom du yow yaa koy tànn yàlla da lay booleen ñenn ñi c'est par leur jikko c'est par leur comportement parce que aussi man du n'importe qui laay fréquenter damay soigner sama hygiène de vie damay soigner sama image bu baax donc mais Fallou ñame naa ko ci hygiène de vie am ci comportement am comme ni ko Cheikh Diabaye waxee lu yàgg dëgg la donc ñoom ñu ngi ànd depuis des années su ma fi toogee dégg leen ñuy nettali des délires des années 80 90 donc ça me fait marrer day tax ma ñame ko parce que Fallou saa yu fi ñëwee ay nit démb nga koy fekkal yàlla dafa nekk def ñu nekk ci monde showbiz chaque jour nga am xaritu bees mais Fallou Dieng xaritu démbam lay àndal ba léegi loolu marqué ma ci moom tax ma ñame ko parce que man dama fonk samay xaritu démb. ma daal di xuus ndax damaa sob xam ngeen Linguère dafa sob daal di dugg ba fi nga xamante ni mooy fi lañ defaree ndog yi fi lañ defaree benneer yi ma fekk fi nag sama xarit mun naa ne sama xarit sama yaay booy ndax avant maa dugg kër gi ambiance bi macha allah soxna si nuyu nañ la. fay naa la. ba yaa ngi am jàmm bu baax a baax. sant bu wér sax. soxna si tur bi. Lobe Sarr laa tudd. Lobe. Lobe Sarr. waaw Lobe yow tamit tey li nga fi def ci ndogu ëpp na. yéen a ko moom. yéen a ko moom. waaye Lobe tey ñëw fekk la fii ci kër Fallou Dieng nga defar teraanga yëpp daal di teg bëggoon nañoo xam sa digganteeg Fallou Dieng lan la. waaw sama digganteeg Fallou Dieng du lenn du lu dul. ki nga doon waxal sànq rek mooy DJ Zeka. DJ waaw. kooku sama entre cousin la ak cousine. waaw moom moo fi indi nag. yàgguma fi gaa mais mel na ni Fallou papa la ci man. parce que bi ma ñëwee dugg yaatal na ma. comme li ñu wax ci moom sànq rek nit ku baax la. nit ku yaatu la. nit ku ñàkk problème. bi ma egsee la ma ne kër gi def ko ni sa kër. def ma ni papa bu la neexee nga def ma si ni nijaay. ma ne ko man maam sax laa lay def ba ñaa ko ba maam Fallou rek laa koy woowee mais mu nekk nit ku baax nit ku yaatu nit ku xam aduna yàgguma fi nag gaa 2 mois rek laa fi soog a def. chaque jour bu xëyee gisuma li mu njëkk a def mooy damay woo ébal foo nekk heure añ heure reer xoolul lu ma am wala mën na jàpp xoolul genre lu ma am wala lu ma amul heure bu ne mu ndékki su ma dee sax day yeewu woo ma ne ma foo nekk ñëwal ñu ndékki añ noonu reer noonu donc pour man nit ku mel noonu yombul ci wala yombatul boog jamono ju mel nii te mënoon na ko ci bañ a fekk tu vois poosam du ko boole ak kenn tu vois bu ñëwee këram fi ay doomam ay jabaram ñëpp bu ñëwee day mel ni comme fii moom moo ñu jur wala ñoo en fait mooy suñu papa biologique en fait moom ak ay xaritu démbam lii day wane nit ku am kóllëre parce que moom ay ami d'enfance am man fii ñoom ñëpp fii laa leen xamee ñoom Cheikh Diabaye ñoom grand laay tu vois donc mu nekk nit koo xam ne nii ay qualité am man tout le temps damay jàng ci moom tu vois bëri naa ay xarit bëri naa peut-être ay fréquentation mais moom fu ma woowee des fois damay am cours sax mu woo ma dama koy bàyyi ñëw parce que jëmm ji la. donc voilà loolu moo tax duñu sonn duñu taay tout le temps saa ñu ko yàlla mayee ñu ngi fii su yëkkatee téléphone am ne ma Zeka foo nekk kaay damay ñëw lépp lu ma jàppoon dama koy bàyyi donc xam ngeen ndogu dafa sacré. donc c'est très sacré on le fait pas chez n'importe qui donc ci kër nit yi nga koy def rek xamal ne nit yoo xamante ne ñu la ñor lañ ñu la jege nañ. jàpp moom mi nag ñi bi gis ñu fi ñëw nii ay wóllëreem lañ duñu ay xaritam ndax bu dee dëj ku ko ci xewle day taalotom def ci essence ànd ak moom bu dee tudd
noonu lay def te moom kat du dem ba noppi itam maanaam def essence rek ñëw daal di toog ne waaw man kat damaa jënd si essence ñëw naa fii naa waajal defut ndax déedéet moom bu ñëwee bu dem xarum tudd ba moo koy jënd waaw bu la fekkee nga jënd koy dana la jox lu ko jënd njëgg waaw bu dee dëj maanaam bu fekkee ne maanaam fekk na ñu jënd nag way bu la joxul nag njëgu nag dana la jox genn wàllu nag bu fekk amu ko sax bu ko amul sax dana fexe ba dugg ci dëkk bi am ko ba andi ko mbaa bu ko amul du ñëw xam nga mbir moomu loolu koo xamee ne mi ngi koy ànd ak yow nag maanaam day nekk mooy da ngay xam ne ki tey dañ ne maanaam nag xam nga baadul mënta weesu nit defal lu baax maanaam nga jet sa ndox rek naan daa ko yeyoo waaw waaw kooku mooy baadul waaw nit defal dara nga def sa ndox am man kat lii daa ko yeyoo déedéet waaw parce que alalam la jox mënoon na la ko bañ a bu ko neexee waaw kon kay dala gën rek waaye yow woowu nee naa ko nag lebal nga ma bor boo xam ne nii peut-être maa ngi jàng pareegu ma mais incha allah li ma koy ñaanal rek mooy gudd fan ak wér waaye dina xam ne rek lépp lu ñu mës a defal ci kaw suuf dinañ am nañu yéene bi te dinañ ko fay incha allah. kàddu yi rafet na macha allah ndeysaan après bu ñu jugee ci sama gaay yi rek ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy doomu ndeyu Fallou Dieng di ay xaritam di ay wëllaleem dañuy daal di nag jëm ci ki nga xamante ne mooy suñu papa suñu xarit di Fallou Dieng dégg nañu li nga xamante ne mooy témoignage yi dégg nañ li nga xamante ne mooy ay jëfam yu baax dégg nañ li nga xamante ne noonu la nekkee ay xaritam ay doomu ndeyam papa tey lan nga yëg ci say doomu ndey tey ñu fekk leen fi ñu wax ju rafet ci yow. kontaan si rek ndax mbaax bi ñuy wax ci man yëpp ci ñoom la nekk ndax mënoon naa leen woo wala mënoon nañu ànd ak man àndu intérêt wala àndu leneen waaye dañu ànd ak man bëgg ma te yàlla tax xam nga nit bu la sopp ba pare di ànd ak yow kooku looy bonheur ngay yëg ay ngëneel ngay yëg daal ay tawféex ngay am ndax ñoom ma gis leen daf ma yokk fit ma gis leen daf ma yokk doole te nag kenn ku ci nekk ci ñoom seq naag moom loo xamante ni bokk loolu sa morom li ma seq sa morom Cheikh Jabaay mii bi ñuy ànd ëpp na 30 ans feccal na ma ànd naag man ku génn ma guddeel na ma bëccëgal na ma tuddee na ma doom kooku xam nga mënatuma ko fay ci àdduna te it moment bu neex ak bu naqari bu nekk moo ngi sama wet moment yu neex yi ànd nañ ko moment yu naqari yi moo ngi toog sama wet nit ku baax nit ku gore Mahfous mi mu la wax tamit tout à l'heure nee na nga baal mu doog mu rek ci moom la ndax kooku nga mu ñeme Fallou dëgg la dama xewle sama doom sama soxna am gone bañ ne suba la ngénte la ñu toog këram di waxtaan ba ngoon jot mu ne nañ dem ko gunge moo nuyu ji sama yaay ndeke daf may nax daf may dóor dañoo dem ba daral ga da lay dóor dama doon dóor dañoo dem ba daral ga mu gaare jënd xare bi bu baax dóor ci maalu otoom fel signal jubali sama kër ak buntu kër ga wàcce ko fa ay Fallou Dieng ma baax waay yëguma tinu ma nii ma nii lii ma lay wax nii laa ci am wàcce ko fa yéeg ci kaw li temps ma yeew xare yeeg yooyu yéeg na ci kaw ci bu wax tàll jox soxna si na ko préparé li nga war a def lépp suba def ko ci nee nañ turandoo da ngay jël juróom-ñaari jikko ci moom te gëm naa ni tamit moom it jël na ay jikko ci ki nga xamante ne mooy turandoom papa ba tey ñu ñëw ci yow papa tey li nga xamante ne mooy carrière u artiste bi tey gis nañu weeru koor da ngeen di toog rek te seen lépp dafay arrêté après yow même bu dul soo nekkee ci weeru koor bi ci yan ngay nekkaat waaw xam nga weeru koor moom yàlla moo ko bénir daal te loo xam ne da ngaa juddu fekk say mag bu weeru koor jotee du ñëpp bër ñëpp arrêté da ngay arrêté da ngay obligé arrêté finalement da nga koy def sa weeru congé quoi donc loolu moo tax dañuy warmal weer bi tamit jëmmal ko jaamu ci yàlla ñaan ci yàlla yàlla tamit jéggal ñu bàkkaar yeeg ak tooñ yi ñu ko mos a tooñ yëpp ndax weer la boo xamante ni lu ci waay tooñ boo ko jéggalu mu baal la ci lu ko ci waay jaamu it boo ko ñaanee mu may la ko donc weer la boo xam ni loolu la waral weeru congé la pour ñun waaw mais en général dinaa ciy tàmm toog nag di liggéey préparer album comme ni ma koy defee nii comme gars ñi namm nañ ma ci marché bi actuellement nii décidé naa ci biir weeru koor bi liggéey loo xamante ni après weeru koor bi incha allah dinaa ko mën a jagleel ñi nga xam ne mooy fans yi parce que na fans yi xaar parce que depuis loolu ko wax Fallou foo nekk damay dajeek mbedd bi nit ñi ci mbedd bi
ñuy xuloog man lay grand lan mooy problème bi te or que c'est vrai que jàng boo gis dafa am alarba ku def 27 ans de carrière donc am na loo xamante ni nga génne 20 albums sur le plan local 5 albums 4 albums sur le plan international ak bi nga denc donc moi je pense que jeunesse bi yëpp suñu jeunesse yëpp dañ ko liggéey quoi donc ba tax na tey bu ñu toogee benn moment rupture am il faut que nit ñi gëm yàlla ne aussi tamit ni yàlla mooy dogal peut-être ñun ñoo fi nekk sësoon ci grand yi benn moment ñun ñoo waroon nekk ci sur le podium mais génération yi dafa am conflit de génération bu am gars yi dañu tëb suñu génération ñun song ci génération bi nekk suñu gannaaw waaw bi nekk suñu gannaaw ñu yaakaar ne ñun dañoo jeexal te fekk ñun on est toujours là ndagam suñuy mag ñoo bàyyiwul musique ñun ñu topp si ñoom waru ñoo bàyyi musique mais moo tax man la rupture bi am nii xaw na jaaxal ñu bari quoi xaw na jaaxal sénégalais yi parce que koo xam ne da nga musique ba ñu mandargal la le chef d'état-major général des ambianceurs donc sa place mu ngi ci musique bi mu ngi ci paysage bi que mu neex que mu naqari sa place moo ngi fi donc mais tey silence bi am tey ba dégguñu Fallou Dieng benn mbiru suñu borom la du ma ne dañ ma liggéey wala dañ ma def lii wala dañ ma def laa benn moment doon naa produire muy génn nit ñi di ko consommer mooy tukki di dem fu nekk benn moment tamit yàlla dogal lu ko neex ma am benn accident bi ma amee accident bi aussi tamit ci la rupture bi am quoi ci la taxaw bi am taxaw bi mu amee bon looy bëgg a def du càgg ni mënoo ko mais looy bëgg a def day am ndong voilà donc benn moment da ngay toog defaruwaat xoolal sa bopp ci taxaw boobu rek ñu am luñ ci for ñu ne Fallou Dieng li tax mu taxaw gars yi comme dañuy for rek ñun di leeral gars yi nee nañu ñi nga xamante ne ñooy animateurs yi wala ñi nga xamante ne ñooy nekk ci télé yi ñii duñu teg say son ñii duñu teg say clip non man animateurs yi ñi si bari tey maa leen yar ñu si bari tey man awma problème man bi ma musique ak bu ma musique yëpp animateurs yi ñoo ngi may teg guddi ak bëccëg ndax tey bokk naa ci ñi nga xamante ni seen musique dafa dugg ci biir classique bu musique sénégalaise c'est-à-dire musique yoo xamante ni kenn du leen fàtte waaw dafa marqué ay génération man dama cee bokk moo tax ma musique wala ma ñàkk musique tout le temps animateurs yi ñoo ngi teg samay morceau muy mag ñi di xale yi mujjee ñëw xëy na xale yi ñoo ma dul xam bu baax tuuti ñi mujjee dugg ci après 2009 quoi ñu animé après 2009 mais ñi animé ba 2009 xam nañ ma bu baax te it bëgg nañ sama musique man damay wax ni damay sant yàlla parce que promotion budget la boo génnee album da nga war a def budget promotionnel génne xaalis def ko ci promotion animateur bi ci lay bokk ñëpp ci la ñuy bokk rajo yi ci la ñuy bokk télévision yi ci la ñuy bokk mais man mosuma génne album ba animateur laaj ma dërëm waaw loolu moom dama koy seede sama lépp bi ma nekkee xale RTS moo fi njëkkoon nekk comme télévision ñi ma fi fekkoon samay mag lañu ñoo ma ëppoon ay moyens mais man damay ñëw lal sama basang RTS grand borom ma nuyu la xaa def grand ça va xaritoog ñëpp kuy nit du animé ba journée ba jeex te du ma teg nit du jaar ci télévision bi animé ba émission bi jeex te du ma teg donc looloo def sama popularité ma teel a am tur ci biir musique bi te donc affaire bi noonu la quoi moi je pense que koo yëg rek mu yëg la voilà donc musuma toog di fàttaliku ñu ne animateur yi dañ maa bañ wala Fallou Dieng musul toog musul wax loolu ndax nee naa la ki nga xamante ne mooy waykat bi ak animateur bi nee naa la ñoo mën a ànd papa tey ñu ñëw ci li nga xamante ne xewoon na fi ñu gisoon say vidéo mooy xale yi nga xamante ne dañ daan leen jël di leen sàcc tey yow loolu lan nga ci yëgoon ba def vidéo boobu waaw phénomène la woon phénomène la boo xam ni tey sax ba léegi ñun duñu arrêté di ci wax ndax suñu ay doom ndax dafa am lu xew ci réew mi loo xam ni bi ñu ko yégee tamit ni mu méttee ñëpp noonu la ma méttee man rawatina ma déggul ci nag ay ñu tudd Fallou ay xale yu tudd Fallou moo tax ma mer noonu jël filmer sama bopp ne képp kuy célébrité war nga def vidéo pour soutenir li nga xamante ni ñu wax ci li nga xamante ni moo arrivé suñu ay doom ci ay anam yoo xamante ni xamee wuñ ko woon sénégalais bi ci rey ay xale ak yóbbu ay xale donc ma ni am na ñu infiltré ñun dugg ci biir société bi tey di def ay sacrifice par rapport ak suñu ay doom loolu bi ma ko defee yàggul tuuti ci la wax jooju wër àdduna ñëpp commencé def vidéo ba ni manifestation bi amee ñu def ci marche donc loolu ma ciy sant yàlla bu baax bi mu amee donc tamit ak xew-xew yi am ci réew mi yëpp ñu ñaan ci doolee weeru koor bi yàlla na ci yàlla def jàmm parce que Sénégal bu amee jàmm ñëpp am jàmm
yii fi am yëpp nag ay seytaane la rek yu ay ndogal la quoi yuy am xam nga nag ay nit fu ñuy nekk foog ay ndogal di fa am foog yàlla di fa wàcc ay nattu foog yàlla di wàcc ay ndogal il faut que nit ñi delloo si seen xel ak seen xalaat gëm ni nit mënoo nekk ci àdduna te doo am tolof tolof nit mënul problème tam mënul ñàkk ci àdduna waaye bu problème amee tam nañu dal nañu réglé nañu ànd ak yar ànd ak teggin ñu respecté ni am nañu ay loi am nañu ay lépp aussi waaye yàqu-yàqu yi am nii nit boo xamante ni coow day am sa yoon new ci nga romb ñu toj sa oto wala ki yooyu war naa jeex ci réew mi nit ñi nañu yaraat seen bopp nañu xoolaat bu baax ah yan cible par rapport bu coow amee yan cible la ñu war a xool pour manifester fa seen colère ci sinon ñu bañ ko def ci koo xamante ni yoonam new ci romb la nga toj otoom yàq ko loolu bokkul ci yar ak i teggin waaw ay ci moom ngoogu ba tey dañuy dugaat ci li nga xamante ni mooy way wi ba tey papa tey ndax nee nañu ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la mën a wax ni ngay toogee est-ce que jeune talent yi nga xamante ne jamono ji ñoo ngi fi dina am ñoo xamante dinañ ñëw di la sessi pour bëgg loo xamante ne tey ji lu leen di jàppale ëllëg la wala. tout à fait man nag dama cee am chance boo xam ni dama ciy sant yàlla bu baax a baax mag ñi samay xarit lañu dañ maa moroomoo xale yi dañ maa jël def ma seen père ñi def ma seen nijaay ñi def ma seen xarit preuve bi li ma la ci mën a wax mooy maa ngi animé benn émission bu ñuy wax Fallou dans sa voiture tous les dimanches c'est des centaines de milliers de personnes ñoo may seetaan Zeka mi moo bàyyi ma fen ndax à chaque fois moom may defal publicité yi donc di ma jàppale bu baax ci domaine boobu ma koy gërëm di ko sant donc artistes dama leen ciy invité ci oto bi concept la boo xam ni dama koy animé ci oto bi lay xewee damay animé ba teg samay ancien morceau pour fàttaliwaat sénégalais yi ni man maa ngi fii ba samay fan sëpp di ci dajaloo affaire bi dem ba am doole may am ay 50 000 vues tu vois 30 000 vues 40 000 vues mujj gi ma ciy invité ay artistes ñuy ñëw ci oto bi di def seen promotion donc ku ma ci invité muy xale muy mag bàyyi nga sa soxla ñëw ñoom Pape Diouf ñoom Sidi Diop Aïda Samb Yoro Ndiaye mu ko commencé Cheikh Tidiane Guissé ñoom Mame Goor Diasaka ñoom Góor gi Ndiaye Daba Sey ñëpp ñëw nañu di def émission bi chaque dimanche ma koy def ba ci weeru koor gi sax dinaa def émission boobu di ci invité ay jànkat ñu ñëw donc moo lay wan ni rapport yi ma am ak artistes yi rapport bu sain la rapport bu fort la te it am na cër buñ ma jox voilà moo ngoog ba tey dañuy ñëwaat ci biir dund bi ba tey ñoo ngi ci biir papa tey mu am loo xamante ne actualité la fi woon muy diggante Wally Ballago Seck ak Papa Diouf di ñoom ñaar ñëpp nekk say doom Papa Diouf Wally nekk sa doom Papa Diouf nekk sa frère mu am genre seeni fans yi di leen jéem a xaajaale ñii di wax fi bala 12 bi amoon benn genre tension boo xamante ne nii yow en tant que mag naka nga gisee loolu. waaw man de duma ci sori sax ndax man ku ci nekk pap ni nga ko waxee pap suma rakk la te ku ma jox cër la Wally sama doom la et je pense que tey ñun loolu warul am problème Pape Diouf di jouer CICES Wally di jouer Grand Théâtre loolu warul am problème man je me rappelle ñun au début biñ fi nekkee di jouer Dakar bi muy neex dëggantaan cosaan day jouer Sahel di jouer Caserne Samba Diéry Diallo di jouer Kilimane Diaro di jouer Cercle Mess des officiers di jouer ñëpp di jouer di fees mais waaw fu nekk benn te dafay pay fees mais pourquoi ñu bëgg a jël musique bi jël ko ci ñaari nit ne ñaari nit kii mooy jouer kii warul jouer pourquoi loolu man d'accord ma ci dans la mesure que damay wax rek te yàlla tax parce que faralu ma ci kenn ñoom ñëpp suñuy njaboot lañu Pape suma rakk la Wally suma doom la et je pense que ñi leen di jéem a jaxase ñooñu nañu bàyyi li ñuy def musique bi ku nekk 1000 groupe mën nañu jouer benn samedi problème mën na ci bañ a am mais pourquoi kii jouer ñu ne keneen ko warul jouer loolu laa d'accordul donc Dakar dafa yaatu te kenn moomul Dakar musique bi tamit kenn moomu ko donc ku mu neex nga jouer bu ngeen langoon man mës naa di jouer fii face à face benn groupe du jouer fee loolu dal na ma ba tey waaw mais te problème amu ci ñii seeni fans dañuy man bokk naa sax man jamononte naa ak nit Alioune Mbaye Nder dañoo jamononte mais joué nañu benn soirée boo xam ne ñoo ko bokk nuy di fa te boobu ñoo ngi ci comme tendance bi gars yi def ne nit da ngay jamononte ak nit
mais jamononte boobu da nga koy nangu jël ko ak philosophie et puis ngeen jël ko ak philosophie mu nekk concurrence bu déloyale bu bañ a déloyale bu saine quoi tu vois jour boobu dañu ñëw sapeur yi wooñu kan mooy njëkk a joué ndeer naan moom moo en tout cas man maay mujjee joué ma ne ko très bien non baax bàyyil ma mu njëkk a joué man amul problème mais keroog maa débuté soirée bi ba pare moom mu yéeg joué soirée eggali soirée bi jàmm na ñooy et je pense que loolu esprit boobu la musique sénégalaise la xale yi war a demee ci biir musique sénégalaise suñu bëggee nag ne ñoo bokk parce que man li may bañ daje si seen yi di waxante lu baax wanante gannaaw di waxante lu ñaaw Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ñoom ñoo bokk benn peuple bu ñuy servir nañu yeewu te bañ a déglu nit ñi ñu leen dugal ci ay erreur loolu moom vraiment man Fallou jàmm rek moom ma tax a jóg te suma sax ñëpp laa amal jàmm artiste yëpp laa amal jàmm Pape Diouf jàmm rek la ñu seq Wally jàmm rek laa seq moom ak képp kuy musicien sénégalais xam ngeen ni man jàmm rek lay dox te suma sax musicien yëpp benn la ñu nekk ñooy bokk ndey ñooy bokk baay bu ñu déglu nit ñi si erreur ñu leen dugal si ay erreur yoo xam ne dañ koy rëccu ëllëg mag day ñëw de lii yëpp dañ koy nekk li ëllëg waaw parce que am na ñu fi xewoon ñu leen gënoon xew foofu tey anañu ñoo ngi ne tekk dara safatu leen te pourtant succès yëpp am nañ ko ci àdduna succès bi nag dafay jeex ku ko yanu nee nañ naan li loolu sëñ Abdoulaye waxoon naan daraja boo ko ñaanee mu njett la wërsëg boo ko gàttandoo mu dëpp dëgg la nañu teey nañu ànd ak dal ànd ak yar ànd ak teggin yaatalante jàmm na ñooy ay jo mongook lii gëm naa ni conseil la gëm naa ni Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xaar ñaar ndax nee naa la li nga xamante ne mooy showbiz bi li nga xamante ne mooy milieu bi géej la ku nekk na may sa morom tànk daal di naan ndax ñëpp xaj nañ ci. en 2013 2014 dama defoon benn album ak Madou Diabaté album acoustique boo xam ni album de 10 titres la maa ngi ko denc ci tiroir yi album boobu bële maa ngi wàcc di wax sénégalais yi dinaa ko génne pour rendre ko hommage Madou Diabaté mi génn àdduna yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla wàcc yërmande ci moom xare ko àjjana firdawsi ku baaxoon sama mag la woon sama xarit la woon donc bi ma liggéey album boobu ba pare nag mu wàcc liggéey ma denc ko tey bëgg naa jël album boobu génne ko pour rendre ko hommage lu ñu ci am ma jox ko njabootam album boobu moom ma denc waaye xaar bi dafa yàgg ba sénégalais yi ñoo ngi may xaar ci li ma leen tàmmaloon bon ma ni nag dinaa jël ci samay ancien succès reprendre ci ay quelques boole ko benn morceau bu bees boo xam ne ni ambiance su kese lay lal ma joxaat ko les sénégalais kon gars yi nañu xaar waaw kon gars yi nañu xaar et puis na ma ñëpp sànni ñaan waaw ngir yàlla sottal ko oyofal ko ba mu génn jaar fa ay album yu succès yi daan jaar loolu bëgg naa ko defal les sénégalais ak les mélomanes ay ca mongoog sama gars yi mooy li ngeen gis comme niñ koy defee saa su ne li nga xamante ne mooy seen émission ndogu cee daal di ñëwoon tey fi nga xamante ne mooy kër maa ngi gërëm sama gars yi bu baax Mahfous li mu wax fii sama yaram bi dafa simeeku waaw bañ déggee sax dégg naa rek doon kii waaw Cheikh Jabaay mënuma koo fay sëñ Ablaye Gueye Zeka mi di animateur lu ne laa koy def loolu dama koy day animé sax ma woo ko ne boo kaay ataayal ma malgré mënul ataaya xamul dara mais day bàyyi yëpp ñëw ataayal ma ebal ma lee tamit sama doom la ni mu ko waxee laa ko papa moomu ko dénk moom it xale bu baax la fu nekk su ma saa ni mu ko waxee daal noonu la amee saa yi ma ko soxlaa dina ñëw bàyyi itam yëpp ñëw ataayal ma malgré tamit mënul ataaya waaye day bàyyi waaw mënul waaw man yàlla daf ma nattu daal ay li ma yor nii man dinaa sànn rek sànn ci sànn laa def lu bon la ñuy ataaya fi ma yokk ci daal et que juste pour dire que Fallou Dieng ñun en tant qu'animateur remarque bi ñuy def ci moom il fait partie des artistes qui ont eu une cohérence dans la musique sénégalaise plus de 20 ans d'existence c'est-à-dire 20 ans sans arrêt c'est l'un des rares artistes sénégalais quoi 20 ans sans arrêt donc li ma wax rek mooy Fallou Dieng il fait partie des rares artistes sénégalais yoo xam ne am nañu consistance ci seen musique il a fait 20 ans non stop loolu amul Sénégal da ngay jóg di daanu mais moom dafa def 20 ans sans arrêt avec des hits xam ngeen li ñuy woowee des hits c'est des choses qui ne meurent pas aujourd'hui tu écoutes Coléré tu écoutes tu écoutes yeneen ak yeneen tu écoutes maanaam moo mujjee ñëw sax c'est-à-dire c'est des hits yoo xamante ne ils sont là ils resteront à jamais là et je pense que loolu c'est quelque chose boo xamante ne
fàtte xeju fi li ko gars yi di waxee. génération boobu nag ñun xale boo xam ni muus nga di nga jël koo xam ni ku am expérience la nga ñëw wéeru ci moom mu xelal la mais ku ci demee sa xelu bopp parce que léegi marché dafa gën a jaxasoo de damay duma def loolu ñaanal leen ci yàlla na ci yeneen yi ci topp yëpp dàq te it ñu wooree ko ci bisimilahi rahmaani rahim eggale weer wi ci alhamdulilahi rabbil alamin ay ca mbokk yi lii mooy seen émission bi nga xamante ne moom lañ leen jagleel fii ci Sénégal 7 muy ndogu chez tey nag ñu ñëwoon fi nga xamante ne mooy kër Fallou Dieng daal di ànd ak moom ci ndogu lii macha allah kontaan nañu gis liñ fi gis doy nañu ñu leen di jaay jëfal di leen joxaan rendez-vous seen beneen épisode incha allah fii lay xewee fii nga xamante ne mooy Sénégal 7 on vous donne rendez-vous incha allah beneen yoon ak ci yeneen fànn.